لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi. kuréel gu juddul lu yàggul dara seen nammuteef lépp ñoo ngi ko dëxëñ ci turu kuréel gi muy Medina Baye nekk ab commune xalaat bi leen nos nañu ko di ci dox di ci wax gannaaw buñ ci amee ndigalu kilifa gi ay boroom xam-xam yu mag ñu seen xam-xam màcc ci wàllu décentralisation ak communalisation ànd ak ay juriste ak ay économiste ak ñu xarañ ci yeneeni fànn lu tax ñu bëgg dëkk bu sell bi nekk commune ak naka la kuréel gi dal di juddoo Thierno Hamman Ndiaye nekkoon fi inspecteur régional contrôle économique bu diwaanu Kaolack. ñu jógee si xalifa bi muy Mouhamadoul Mahi Niass ibnu Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne tey moom mooy xalifa faydu bi yëpp si kaw àdduna bi weer yee si gannaaw yaakaar naa waroon mot at wala mu jege ko tuuti dañ fa demoon échanger ak moom danaa lire léegi commission bi pour yàlla dimbale ñu ba Medina Baye nekkaat commune de plein exercice bu ñu waxtaanee ak moom mu rafetlu waxtaan boobu mu digal ñu itam nañ si liggéey suñu paree ñu indi conclusion yi jébbal ko. Alxaaji Omar Weñ nekk ab jàngalekat ne lépp moo ngi doore ci groupe bu WhatsApp gannaaw gi ñu tamp benn kuréel ci biir bu ëmb expert yépp li waraloon jotaay bi tey mooy dafa am benn groupe bu juddu woon bu tudd Medina Baye commune li leen taxoon jóg mooy nan la ñuy def ba Medina Baye nekk commune boo xam ne ni dafay mun a yore ndogal bi nga xam ne mooy doxal dëkk boobu nga xam ne mooy Medina Baye ci fàttali ba léegi nii Medina Baye ci Sénégal dañ ko considéré comme quartier waaye Medina Baye ci gis-gis doonatul quartier waaye ci ay kayit quartier la moo tax ñun nag ñu xalaatoon ne dañoo bëgg Medina Baye nekk commune biñ ko xalaatee ëpp na juróom-ñaari weer ñu dem waxtaan ci ak xalif bi Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass ñaan ko ci ndigal ne dañoo bëggoon kat dox ci lii defar document boo xam ne day tax ñu wane lan moo tax Medina Baye war a nekk commune biñ lancé projet boobu tamit am ay nit ñu bëri ñu fekk si ay experts ci domaine bu nekk ñoo xam ne fiscal lañ def ñoo xam ne ay juriste lañ ñoo xam ne ci affaire yi décentralisation loolu lañ jàng ñoo xam ne tourisme kenn ku nekk pàcc bu nekk ci wàllu commune lu koy doxal rek am nañ ci ay nit ñoo xam ne bokk nañ ci bokk ak ñi nga xam ne nag seen volonté ay taalibe Baay lañ am xam-xam ci yeneen i métier ba pare bëgg Medina Baye doon commune ñu bokk ci commission boobu ak doomi dëkk bi nga xamante ne nii bokk nañ ci projet bi moo xam ay sëtu Baay lañ moo xam seeni ay doomi muqaddam lañ moo xam tamit ay doomi taalibe lañ nekk ci dëkk bi ñoom itam ñu bokk ci projet boobu di jàpp na ñi yëkkati woon wax ji lu mu néew matoon na 300 personnes waaye dafa am benn commission bu ñu jëloon tuddee ko coordination boobu moo tolloon ci ay 30 personnes ñoom ci la juriste yi nekkoon ak techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo doon defar projet bi projet bi pare nag ñu jébbal ko Cheikh Mouhamadoul Mahi tey jii ci samedi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai mu joxoon ñu rendez-vous 16h këram ñu toog ak moom waxtaan ak moom mu rafetlu ko bu baax a baax waaye ba pare mu jox ñu ndigal ne ñu fi mu ne nii projet bi mun ngeen ko déclencher waxtaan ceeg presse bi waxtaan ceeg képp ku ngeen ci war a waxat loolu moo waral ñu sañ a def communication bi. liggéey bi lu ëpp juróom-ñeenti weer ñoo ngi ci woon diisoog boroom xam-xam yépp dal di tënk seeni xalaat ci benn document loolu moo waral seen dëkk tey ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ngir gaaral ko liggéey bi lépp Thierno Hamman Ndiaye di ñu tënkal ni comité bi tëddee. commission bi ñu ngi ko suqee ko ñu ngi ko jëlee si lu ëpp 200 taalibe yi nga xam ni ñoom ñoo créé woon benn groupe WhatsApp bu tudd Medina Baye commune bu ñu demee ba jot ndigal ñooñu nga xam ni tànn na leen si commission bi Papa Mahi gërëm loolu dañu waxtaan si seen biir nan la ñu war liggéeyee ñu jàpp ni dañu war togg mbir mi ba mu ñor waxtaan suñu biir bind ay kayit werante échanger ba juboo ba defar un document final. dimbale nañu matal nañu loolu yàlla dimbale nañu niñ ko mëbatee woon teg nañ ko itam si loxo xalifa bi gërëm na liggéey boobu nag commission bi nii la tëddee Alhaji Oumar Wane journaliste enseignant Ahmed Dame Diop agent comptable à l'institut franco-islamique El Hadj Abdoulaye Niass Birane Niass journaliste Mohamedou Habib Malik Dramé enseignant arabe expert en droit islamique Docteur Boukounta Mendy juriste
consultant en décentralisation gouvernance locale. Khalidou Cissé, enseignant spécialiste gouvernance locale. Thierno Amman Ndiaye, inspecteur régional du contrôle économique de Kaolack à la retraite. Moubarak Wad, économiste. Jim Thiam, fiscaliste. Seyda Awa Thiam, conseillère. Aminata Ndiaye, sociologue, gouvernance locale. Babacar Thiam, spécialiste gouvernance locale. Baye Mbaye, Ndeye Cissé, acteur de développement. Babacar Thiam, journaliste, États-Unis. Ahmed Dam Diop, enseignant. Biran Niès, journaliste. Mbaye Kay Thiam, professeur historien. Pape Babacar Samb, responsable politique. Dr Abdoul Aziz Mbodj, constitutionnaliste, enseignant en droit public à l'université de Bambey. Ak Youssouf Sané, enseignant à l'université spécialiste de la gouvernance locale. am na benn professeur bu si bokkoon te mu gaañu Cheikh Baye Niass mu doon professeur à l'université de Dakar yal na ko yàlla yërëm. Thierno Hamman Ndiaye di oo mboolem taalibe yi ngir ñu mën a jàpp ci liggéey bi ba Medina Baye doon commune. joxoon nañ ko document bi moom lire na ko déglu na explication yëpp bu ñu paree gërëm na ko mu ne sama programme la léegi mu ne programme bi programme am la dañ si wax dañ si jëf te incha allah taala yàlla dañ ko eggale lii mooy si lu gàtt daal déclaration bu ñu waroon def mu may ñu ndigal nag nañu commencé def tous les contacts moom lu mu koy doxalee xam na ko ñu ngi nekk si gannaawam incha allah lii mooy suñu première déclaration di ñaan yàlla yal na yàlla dooleel ñu ba may ñu suñu mobile bi yàlla eggali ko ñi ngi ñaan bépp taalibe Baay ak foo mënti nekk na nga jàpp si liggéey bi ak keneen képp ku bëgg lu baax na nga jàpp si liggéey bi pour que Medina nekk commune njëriñu Medina Baye la réew bu am dëkk bu toll na Medina am commune bu mel na Medina adduna bi yëpp daan la wuy si kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dimbale ñu jàppal si liggéey bi jàppal xalifa bi ba alhamdulilah lu mu bëgg yàlla def ko. Aminata Ndiaye nekk sociologue xam-xamam màcc ci décentralisation gouvernance locale dal di xamle ne liggéey bu nu mel setti wuñu ci kenn bépp borom xam-xam ci lépp lu commune laaj moo nga ci seen biir kuréel gi dëkk bi daa bindoo am ay force yu tax nekkam commune lu jaadu la ànd ak loolu Baye international dëkkam bile mooy capitale internationale de la fayda tijaniya tax na ci ay këyit daa war a tollook dayoom. maa ngi am tey mbégte ànd ak waa groupe bi nga xam ne ñoo saytu li ñuy wax la création de la commune de Medina Baye comme ni ko Thierno Amath Ndiaye waxee sànq benn mébét la woon boo xam ne groupe boo xam ne ëppoon nañu ay 200 nit ay taalibe Baye ay ñoo xam ne fii ci dëkk bi wala feneen la ñu nekk ñu ne nan la ñuy ànd pour que Medina Baye génn ci statut quartier pour dem ci commune mu nekkoon nag benn liggéey boo xam ne ni mu ko waxee depuis presque at ñu ngi ciy liggéey ak ay constitutionnaliste ay experts en gouvernance locale ay sociologue ay nitu daara ay borom xam-xam yu bëri ñoo lëkkaloo depuis presque 9 mois ñu liggéey ci benn document tey ji document boobu lañ ñëwoon présenté ko suñu kilifa muy Pape Maye Ibrahima Niass document bi deful dara lu dul retracer historique décentralisation fii ci Sénégal mais wax aussi yan étape noonu la ñuy jaar pour créer une commune ak yan spécificité yan opportunité yan force le Medina Baye am pour war a mën a prétendre nekk tey commune ñu présenter enjeu démographique bi poids bi mu am ci wàllu population bu muy représenté biir Kaolack mais enjeu bi nga xamante ne gàmmuwaat ak événement spirituel yooyu yëpp di xew fii nii ak sous région bi li muy drainer ci ay nit di ñëw fii Kaolack ñu xayma loolu yëpp ñu wax aussi ci opportunité yi mu am en matière de coopération décentralisée tey Medina Baye li muy lëkkaloo ak Nigéria ak Maroc ak yeneen dëkk yoo xam ne Tijaniya am na fa doole Baye Niass taalibeem yi bëri nañ fa ñu ne loolu yëpp buñ ko boolee ak borom xam-xam yi tey jii ñi nekk fii Sénégal lañ xam mais ku ne xam ne intelligentsia Niassène yaatu na Nigéria Ghana Burkina Malaisie fu nekk am na ay taalibe Baye donc ñooñu ñëpp bu ñu booloo seen xam-xam seen alal mun nañ jël créer benn commune boo xam ne dina am doole dina nekk rayonnement non seulement pour Kaolack mais mun nañ wax pour Sénégal yëpp ba nga xam ne projet structurant tali lépp li nga xam ne tey mébét nañ ko tey pour capitale de la faydu ñu mun ko am te ci mu nekk ci suñu ay moyens bopp
ci suñu ay xam-xamu bopp ak suñu mën-mënu bopp donc loolu la ñu amoon comme en tant que expert yu ñu doon liggéey lool ñu liggéey ci jébbal ko kilifa bi mu wax ñu ci xalaatam ni ko sëriñ bi waxee sànq jox ñu ci ndigal kontaan ci lool pour porter projet bu am solo bi nga xam ne du pour Kaolack rek mën nañ ne pour Sénégal yi. Alhaji Omar Weñ xam le ne kuréel gile laalut leen ni politique. di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan projet bi buñ koy atteindre objectif bi ñun ñëpp mu fekk ñu fi mu nekk sunu ndam ñun ñëpp di bàyyiloo xel tamit ñi nga xam ne mooy askanu Medina Baye ak askanu Kaolack ne projet bi defuñu ko ngir ut turi benn nit waaye dañ koo def ngir Medina Baye jëriñu ci. ñu bañ a rek bàyyi kii di jàpp ne mbir mi am na leneen lu ci rax dara raxu ci ñun liñ def nii ñun ñii ñëpp xëy na kenn ku nekk am na domaine boo nekkoon di ci yëngu waaye li ñu boole nii mooy objectif bu Medina Baye la kon nag ñu ngi oo nit ñi ci côté boobu ñu bañ a xool nit ñi ak seen dayo ak seen daraja waaye ñu xool lan lañ yëkkati loolu moo war a jara am daraja waaye du nit kiy wax wala nit ki ngeen di gis mu bokk ci loolu noonu ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal ngeen dégguñu ci anam bi ñu waxee ak yéen. waaw groupe bi am na ci ay nit ñoo xam ne dañuy def politique waaye groupe bi politique taxut koo jóg parce que nit ku nekk tim ci Sénégal am nga droit nga def politique ci noo ko sentiree moo xam sëriñ nga moo xam jàngalekat nga moo xam juriste nga moo xam loo war a doon mais li am solo mooy que ne am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir groupe bi bokk ci ay parti politique waaye ñoom sax bokkuñ ci parti yuñ bokk bu fekkoon benn parti la ñu ne parti boobu la ñuy doxal mais bu fekkee ne ñu bokkut ay parti politique ñoo bokk di xeex benn mbir kon ñu jàpp ne ñooñu li leen boole moo am solo mooy Medina Baye. Maître Mamadou Sy Tounkara xam-xamam màcc ci wàllu yoon di liggéeyee conseil constitutionnel bu ñu ko càmbaree ci cadre juridique daañu gis ne dëkk bii di Medina Baye nekk ab commune lu jaadu la te lu tege ci yoon la. donc dañ ma sas ne naa wax ci cadre réglementaire et juridique de la création d'une commune état booy créer dañ lay wax ni da ngay créer une charge nouvelle te booy créer charge nouvelle il faut nga indi recette nouvelle maanaam lépp li ngay créer yi nga xam ne day diisi état bi il faut nga indi état jumtukaay yi nga xam ne moom dina ko yow yaa koy supporter moom di ko supporter mooy d'abord kuy wax commune da ngay wax lan mooy alimenter commune bi nga xam doo dépendre ci ay dotation état ndimbal état da ngay amal sa ressource bopp. booy créer commune comme ni ko soxna Aminata waxee dafa am ay conditions ay préalables le poids démographique maanaam nit ñi fay yeewoo la délimitation géographique yooyu c'est des aspects sociologiques mais sur l'aspect juridique et réglementaire su ma ko mënee tënk damay wax ne sëriñ bi Medina Baye mu nekk commune njëriñ kese la. juriste bile bokk ci ñu jëmmal document bile daal di xam la ne dëkk bu sell bii di Medina Baye nekk ab commune yokkute la ci Sénégal waaye du wàññeent. amul benn lor njëriñ kese la lor bi kay mooy ñi bañ a nekk commune mais pour mu nekk commune njëriñ kese la parce que à l'image des autres cités religieuses tey ji Medina Baye rek mooy ci Sénégal dëkk diine bi nga xam ne wala sphère diine bi nga xam ne amul commune am Tivaouane am nañ seen commune Touba am nañ seen commune Madina Gounass am nañ seen commune Yoff am nañ seen commune Ndiassane am nañ seen commune ana Medina Baye donc loolu rek argument de taille la boo nekk ni ñun dañoo war am suñu commune document bi nag comme ni ñu ko waxee tout a été dit lépp mi nga ca. te lu mot a bàyyi xel muy ay firnde war ne bu ñu ko defoon commune dëkk bi dina yokku te Sénégal dina ci gis boppam Maître Mamadou Sy Tounkara. xam nañu yaa ñu gën a xam nañuy wax parce que maa ngi koy wax soxna Amité bu ñu jógee Dakar yi ma ne ko sëñ bi dafa am jamono bokk ñun suñu jamono raw ñu suñu jamono bu ñu ñëwee rek dañuy wax mooy jàng leen te xam ndax xam-xam mooy lépp xam-xam boobu nag moo ñu ubbi tey di moo ñu yóbbu tey ñu defar lii indi jëbbal la ko ngir lañ wane que ne amul lan lu ci loru lenn sur le cadre juridique et réglementaire amul lu ci safaanoog charte réew mi comme ni ko waxee c'est un décret léeg-léeg ñu ne la il faut créer une commission ou bien il faut créer un comité ou bien il faut porter directement chez le chef de l'État ne ko defal li man nag je choisis la troisième solution mooy lan que vous nous portez le document maa ngi dugg si français bi waaye mu baal ma si kàddu que vous nous portez le document auprès du chef de l'État ne ko lii daal mooy suñu bëgg-bëgg fu ñu oo nag ci débat ñun intellectuel on est partant donc pour tënk mooy que ni man dama juridique et réglementaire amut lenn sëñ bi li nga xam ne ni sa Medina Baye dina ci loru ngëneel kese la
ngëneel kese la wala boog bu la neexee li américain naan check and balance boo naree def la comparaison le pour et le contre le pour est 1000 fois meilleur que le contre dans la comme ni ko soxna Ami waxee tey jii nii le poids financier du bon may wax pèlerinage mais gàmmu Medina Baye rek mun na raw cité religieuse na Sénégal yëpp tey ñu tax noonu la ñoom ñu raw ñi parce que ils ont une commune bi nga xam ne day am coopération décentralisée tey nit mënut a jógee bitim réew wala tey waa Kano wala moo xam ku ñu bëgg a dimbali mënut a porter de l'argent liquide avec lui ñëw Sénégal il faut mu jaar par une commune te buy ñëw par la commune Kaolack c'est un quartier Medina Baye c'est un quartier dans Kaolack buy ñëw tey jii nii sëñ bi tey boo gënoon tey dem Nigéria exemple ñu bëgg ñoo dimbale ñoom pour Medina Baye xaalis bi commune Kaolack lay jaar Kaolack tour Kaolack la xaalis du ñëwee bu ñëwee bu ñu nee noonu Medina Baye ko dañ naan non il est écrit commune de Kaolack Medina Baye est un quartier dans Kaolack donc Medina Baye moom te fekk Medina Baye moo ko dem négocier dañuy jox cëru quartier la ñu dañuy jox cëru commune mais bu ñu amee suñu commune bopp dañuy coopérer directement ak les communes internationales te léegi nous sommes dans un monde de coopération décentralisée et l'acte 3 de la décentralisation parle d'une communalisation intégrale. Thierno Hamane Ndiaye inspecteur régional du contrôle économique daal di xamle ne argument yi ñu am ngir Medina Baye nekk ab commune kenn mënu ci andi ab safaan ndam rek ci réew mi. yàgg naa ko wax se suffit à lui-même dans le monde parce que Médina c'est pas le quartier de Médina. Médina dans tous les pays du monde il y a des aires géographiques ay surface géographique surface humaine yoo xam ni Medina Baye lañu kon Sénégal am Medina Baye c'est une bénédiction pour le Sénégal si le pouvoir le savait su ko gouvernement bi xamoon réew bu am Medina Baye adduna bi yëpp nga am relation coopération décentralisée du ay taalibe ñoo fi jógee dem taalibe yu nekk yi foofu ñoo koy régler avec leurs états parce que taalibe sëriñ bi lañu ñu mën mobiliser des fonds ñu mu ñëw fii bu ñëwee Kaolack dana jëriñu Sénégal dana jëriñu même bu ñu amul coopération décentralisée ñun taalibe yi rek mos naa wax ni su fekkee on a plus 10 millions de talibés te nous sommes plus de 200 millions su ñu jëlee 10 millions de talibés ku nekk ñu wax la na nga cotiser 10 000 francs ça fait 100 milliards xejul si Médina donc nous on peut se suffire à nous-mêmes argument yooyu il faut que état bi xam ko c'est ça l'œuvre de Cheikh Ibrahim bu muy wax ni gis naa leen ngeen fallu si kaw suuf parce que si on est organisé nous on a besoin de personne c'est les autres qui ont besoin de nous donc mën nañu nekk commune ça dépend du khalife parce que Allah a décrété que Médine doit être autonome Cheikh Ibrahima dafa wax na ñu mësuñu compter si benn gouvernement ka bàyyi wax na ko te yàlla moom moo ko def mooy suñu xalif te ce que vous dites là il le comprend parfaitement man xam naa ko yàgg na ça fait plus de 40 ans il le comprend parfaitement yan na ko yàlla mottali si loxoom nu mu koy defee nag c'est à lui de décider amiin Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass gannaaw bu mu teewloo kàddu yooyu yëpp xar kanamam mbégte kontante daal di ji fës tax muy tontu ki ne yëf yi bu yàgg la woon Cheikh Mouhamadul Mahi ne kuréel gi la doon xaar. macha allah rafet na trop ñu ngi kontaan trop ci toog ak yéen ñu ngi kontaan trop aussi di déglu wax yu set yi ci xam-xam wax yu leer yi ci xam-xam xam ne ko bu ma nekkul technicien sax mën naa cee dégg am na ku mujj wax mu ne lu tax mbir ne nekkul lii bu yàgg mais yéen la doon xaar ngeen ñëw pour mu nekk ndax loo gis rek dafa am ay borom bu seen borom ak see rek mu yomb ndax defe naa mbooloo mu mel nii ci borom xam-xam ci dogu am gis-gis mu yaatu mën a wax ak ku nekk def naa luñ décider rek leen nii la dafa fekk na yàlla wax ne noonu la yàlla ay dogalam mi ngi aju ci suñu volonté yi la aju boo dogoo rek li nga dogu nekk dëgg-dëgg da nga gis ne ndogalu yàlla ànd na ci yow te rafet na comme li ngeen waxee Médina loolu yëpp mi ngi ci biir loolu yëpp mi ngi ci Médina
te ci biir woyi bàyyi am na fu mu waxee ne Médina boo xam ne dafay wan dëkk yi Médina boo xam ne dafay wan dëkk yi bon nag gannaaw Médina mën na wan dëkk yi bon waruñoo bàyyi benn dëkk wan ko waruñoo bàyyi benn dëkk wan ko mu ngi wax ci beneen woyam leeraayu Médina ci la Kaolack di jumoo leeraayu Médina ci la Kaolack di jumoo yooyu yëpp wax na ko ñoom seen wax yooyu waxuñu sànni dañuy wax pour époque yi ñëw si pour époque yi ñëw si pour seeni borom a ngi ñëw bii mi ngi nii tëdd na jeex na yàlla atte na ko waaye bu seen borom ñëwut kenn du ko gis macha allah seeni borom bu ñëwee comme ni jotaay bi yombee nit ñu jafe ñi ku leen bëgg a toogloo ñaari minute ñetti minute te fayoo leen xaalis bu bëri munoo ko am munoo ko am France munoo ko am Angleterre munoo ko am Amérique munoo ko am fenn waaye boo xamee ne am na leneen loo xam ne lalu na ba nga xam ne ñoom loolu muur na seen bët yeeg loolu ñu war a fayeeku ci seen heure yi ñuy joxe bàyyi nañ ko ndax am nañ lu ëpp loolu ndax lu jot yomb ne Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahim Niass moo leen daan dénk kàddu yi le Cheikh Ibrahima mooy suñu sëriñ te Cheikh Ibrahima daf ñoo jàngal liggéey pour nit moom la ñu yàlla bindee xaw ma jigéen xaw ma góor ku am njëriñ laa xam xaw ma jigéen xaw ma góor ku am njëriñ laa xam donc woon bu ñu yàlla mayee ñu ngi gis ne biir njabootu baay yëpp ñun ñi ñëpp ci biir njabootu baay dem nañ ba gis ne lii dafa war a am rek yàllaa ko dogal dafa war a nekk yàllaa ko dogal te dafa war a nekk bon nag noo ngi ñaan yàlla bu baax a baax yàlla defal ñu tawfiq bañ àgg ci loolu ñu bëgg a àgg te yaakaar naa du jafe ñu gis Médina comme ni nga ko waxee attan na boppam ci façon bu nekk parce que Cheikh Ibrahima daf daan wattandiku ci dundam yëpp sukkandiku ci leneen lu dul yàlla sukkandiku ci gouvernement sukkandiku ci kenn ci yàlla rek la sukkandiku ne yàlla dina def te nee na ci biir loo xam itam Médina fii ba gengi neew la waxoon na loolu itam ci ay waxam bon waaye comme ni ma leen ko waxee rek ñu seen borom ak seegut mënuñoo def dara bu seen borom ak see rek ñu voilà ñu danañ toog parce que tet yi fi toog yëpp vraiment ñi dëkk Dakar ñi dëkk Thiès ñi dëkk Kaolack yàlla boole leen ci benn idée ñu bëgg koo def loolu na mën na mu yàlla bon yàlla ak ñuy jox si ne loolu ñu dox dinañ ci àgg incha allah ci façon boo xam ne moo gën a yomb niñ koy amee feneen te bokk na ci jàngale baay yu ñu daan jàngal bu ñu daan dem ay congrès islamique yooyu daan am Dakar Cheikh Abdou Aziz Junior daan ko jiite ak Moustapha Cissé bu ñuy dem def ne bu ngeen dem bu leen xëccoo dara mais duñ leen jox jël leen bu leen xëccoo dara mais duñ leen jox jël leen loolu mooy Médina xëccoowuñ dara mais lu agsi rek yàlla ebal seen borom ne dem leen def ko mu ñëw comme yéen a ngi ni ay borom xam-xam ay borom expérience ay borom gis-gis xam document xam kayit ñoom ñëpp seen itte jëm ci loolu vraiment kenn mënul am rek mooy alhamdulilah sant yàlla ne ndig duñu siis lañ daan dig ci dëkkam li mu daan dig ci ay taalibeem ndax xatab soxna nettali na ma ci ñu ko mujj seeti Londres ci la bokk mu ne Baye dafa wax ne suma taalibe fu mu yem rek moo fa yemale boppam mais yàlla ubbil na leen yëpp bon ñu ngi yaakaar itam duñ emale suñu bopp dañuy emale sa bopp ni Baye em rek noonu lañ bëgg a emale suñu bopp noonu lañ bëgg a emale suñu bopp boo demee Nigeria ak Ghana ak yooyu ñoom baatu Médina duñ koy bëri di utiliser ñoom Kaolack rek la ñuy wax Kaolack am na ñoo xam ne dañoo tuddee seen doom yu jigéen Kaolack Kaolack am na ñu tuddee seen doom Kaolack bon ñun ñi dëkk fii Kaolack ñoo mën a xam sew-sewaay boobu nga xam ne moo nekk diggante Médina ak Kaolack Médina nekkatul bu fekkee quartier am na léegi
dëgg en réalité Kaolack mooy quartier léegi ci Médina waaye Médina nekkatul quartier kenn ah. Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass dénk mbooloo mi kàddu yile maa ngi ànd ak yéen. man alhamdulilah rabbil alamin maa ngi ànd ak yéen ci seen yëngatu yi nu ngeen gisee rek ne nii laa war a doxalee maa ngi nii di leen déglu incha allah dinaa ko doxalee noonu. kuréel gi ay borom xam-xam yu mag géejoo ci fànn wu ne wuy doxal commune ñoo ko taxawal ngir dëkk bu sell bi di Medina Baye dal di nekk ab commune taxawaa kuréel gi di lancer appel ci mboolem taalibe Baye Niass si nekk ci àdduna wërngal këpp ngir ñu mën a jàpp ci combat bi tàmbali la kuréel gi dal di def di ñaan ñëpp sóob ci seen loxo ngir seen mébét mën a antu. لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruuxul Adab TV xam ak xamle jàng ak jàngale yeewu yeete Ruuxul Adab TV mooy dundal xol yi.